bi nga xam ne moom la ñu jàkkaar lool yaakaar naa dinañ dem Tivaouane léegi fekk ji Pape Madiakhaté Sarr di suñu ndaw li nga xam ne moo ñu fa teewal may fàttaliwaat ni King FM dina nekk ci biir xew-xew boobu nga xam ne moo di gàmmu gi naka noonu sax danañ dem Kaolack également fekk ji waajtaay yi tamit foofu ni ñu koy dundee dinañ ñëw tey ci actualité commentée di info expliqué ay mbir yoo xam ne bëgg nañ ko waxtaan ak yéen naka noonu yoonu gàmmu portrait wu tey Baye Niass lañ leen di gën a xamaleel wala fàttali jaar-jaaru ku tedd kooku di Cheikh al Islam revue de presse bu tey bi Serigne Saliou Seck ak trafic info yaakaar naa ni loolu bu yegsee jotaay bi day daal di buur. waaw yow de bu yegsee moom defe naa comme ni ko sëñ Saliou waxee. day buur jotaay ji day daal di buur. comme ni nga ko waxee on va revenir on va partir à Tivaouane. On va plus ñuy jege également gàmmuwaat bi dinañu gën a jege Kaolack. parce que ñun comme ni nga ko waxee ni ñu defee woon ci gàmm bi noonu lañ ko fas yéene defee ci ni ñu defee woon ci màggal bi noonu la ñu fas yéene liggéey également ci gàmm bi ba ci appelu laay ni donc après Pape Sarr on va essayer également de parler principalement de yenn information yi nga xam ne que en dehors du gàmm moo am ci dëkk bi. mais dinañu accentuer également ci suñu wax ci li nga xam ne moo xew Saint-Louis. On s'est rendu compte depuis janvier ba léegi figure-toi que il y a plus de 500 pêcheurs yu nga xam ne génn nañu àdduna ci brèche Saint-Louis bi quand même c'est excessif. On parle de 600 et quelques pêcheurs de Guet Ndar. On va aller au téléphone parler à ñi nga xam ne foofu la ñu nekk ay acteurs lañ ils sont au cœur de ce qui se passe. On va parler au comité local de pêche de Saint-Louis voilà et puis nañ ñëwaat également ci li nga xam ne moom la journal Les Échos xëy tey mais muy benn indemnité bu nga xam ne que indemnité de logement la ñu ne encore un autre scandale à l'Assemblée nationale. Chaque député reçoit en catimini une indemnité de logement de 200 000 maanaam dañ leen jox ku nekk 200 000 ba pare di ko nëbb donc ce serait bien ñu am si ay lu leer lu tax d'abord est-ce que loolu dëgg la est-ce que dañu leen di jox 200 000 yooyu et puis bu ñu leen di jox 200 000 yooyu pourquoi ñu war ko nëbb pourquoi ñu war ko nëbb est-ce que dafa am lu louche parce que lu louche généralement la ñuy nëbb donc pourquoi on le cache pourquoi ça ne figure pas dans la loi. Donc je pense que ñaari points yooyu essentiellement war nañ ci mun taxaw waxtaan si à part loolu kal si suñu ko temps bi mooy on peut revenir également sur quelques points quelques revues de presse quelques points essentiels. À part les Échos il y a également le quotidien qui parle de affaire des munitions et de drogue. Serigne Bass en overdose. Serigne Bass c'est le procureur de la République. Enquête qui nous replonge. J'adore ce titre hein. Oui, il est en overdose. Non, le quotidien, ils sont connus pour ça. Hein. Ils sont forts. Enquête, lui, il nous plonge dans la ferveur de la Tidjania, entre Kaolack et Tivaouane et dans tout le Sénégal. Face Jack Sao, ainsi de suite. Et puis l'observateur, lui, qui nous revient également sur cette affaire de 850 millions de francs CFA de Milan là, qui envoie l'IGE aux affaires étrangères pour voir un peu comment on gère le patrimoine de l'État à l'étranger. Il y a eu un scandale à Milan avec le bâtiment du consulat du Sénégal là-bas. Donc, Macky en a profité, dit-on, ça c'est ce que dit l'observateur. Vox Populi, lui, dans sa une, il y a Barthélémy Diaz. Lui, il pense que la démocratie sénégalaise va mal. Le Sénégal est en train de vouloir inaugurer l'ère des coups d'État constitutionnels. Pour lui, c'est ça. Et puis, on finit Kals avec Le Soleil, qui barre à sa une l'affaire Petrotim. Les auditions s'enchaînent. Après Boubacar Camara et Clédor Sène. Hier, le juge va entendre Souleymane Ndéné Ndiaye et Samuel Sarr aujourd'hui. Loolu la ñu wax yaatu na daal waaye daal man lu ma si nga xam daal mooy ñi pour l'instant ñi ñuy interroger du ñooñu man safañu ma quoi yow am na looy xaar waaw man safañu ma waaw safañu ma waaw alors di ça ñu doxantu boori Tivaouane fekk ci Pape Madiakhaté ñi ngi lay nuyu ci suba si yaa ngi en direct ak ñun ci la première radio digitale bu Sénégal mooy suñu ndaw li nga xam ne moo ñu fa teewal man nag nee naa sëñ Saliou la nga defi woon Touba dégg naa ni fi mu nekk nii Pape Madiakhaté moo ci nekk ndekki ne woon Tivaouane yëpp ndekkee na ko dañuy xaar añ parce que waaw day xëy di ndekki ba heure journal Pape Madiakhaté waaw Kals yow da ngaa mën a tooñ wala defoo loolu non bu ñu nekk ci loolu ñun ci terrain bi lañu nekk rek di liggéey nekk ci waaw lekk gi moom daanaka dañ koy bàyyi ak ndaween yi kon baax na yàlla baax na maa ngi lay nuyu bu baax ñi ngi lay fay
Saprera di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi foofu di nuyu également auditeurs yeeg internautes yu rajo King FM ni ngeen ko waxee ñu ngi fii ci Tivaouane ci dëkku Seydi Hadji Malick Sy li ko waral nag sabab li mooy gàmmu Mawlud Nabi bi nga xam ne samedi incha allah lañ ko fas yéene amal di ci fàttaliku bésub gane àdduna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñu mën a jàpp nag jamono yi ñu tombé ak fii nga xam ne moom moo di Tivaouane daanaka askan wi daanaka tàmbali nañu dugg ndànk-ndànk ci dëkk bi ndax gis nañ ne fan yi weesu dëkk bi daanaka xawoon naa wéet ndax Tivaouane melul ni Touba ndax Touba dafa xaw a sori lool te Tivaouane xëy na sorewuti noonu ba tax nit ñi dañuy bëgg a bàyyi ba daanaka mu des ñaari fan ñu doog a mën a ñëw fekkee si li nga xam ne moom mooy burdu bu mujj bi parce que tey xam ngeen ko mooy fukkeelu guddik burdu bi nga xam ne tey la ñu koy amal fii ci Tivaouane moo xam ci zawiya El Hadj Malick Sy wala ci zawiya Serigne Babacar Sy ngir amal ci burdu bu mujj bi ñu bëri nag dañuy bëgg di ko teewee laataa nag ñu tëj àjjuma daal di noppalu. bu ko defee samedi ñu mën a amal li nga xam ne moom mooy gàmmu gi moo tax jamono ji askan wi ñu ngi dugg ndànk-ndànk daanaka démb sax ci ngoon. jàpp gi ci la ñu commencé gis bu baax a baax oto yi Ndiaga Ndiaye yeeg bus yi ak kaar yeeg mini kaar yi commencé dugg si askan wi tàmbalee dugg ci biir dëkk bi moo tax fu mu toll nii dëkk bi dina commencé tàmbalee xat tuuti ba tax loolee dinañ ko tàmbalee nemme ko xam naa ne fii ak ëllëg moom dugg ci biir Tivaouane dina tàmbalee jafe te tey la burdu bi di tëj tey la burdu bi di tëj mooy fukkeelu guddi burdu bi nga xam ne ko tàmbali boobaak léegi ñu ciy nemee ko ay waxtaan yu am solo jëm ci li nga xam ne moom moo jëm ci li nga xam ne moom mooy dunduk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmit ci njàngalem Seydi El Hadji Malick Sy mi nga xam ne ci fàttali moo woote woon burdu bi tàmbali ko ci Tivaouane ci atum 1902 ba mu fiy jugee ci atum 1922 ginnaaw si moom it ñi nga xam ne ñoo di ay doomam ak ay sëtam di wëyal googule gàmmu nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Tivaouane ren nag xëy na liñ ci mën a jàpp innovation chaque année burdu bi day am innovation ren liñ ci jàpp mooy ndaw ñi jox nañ leen ci baat bu baax a baax ci taxawaayu burdu yi ndax sëñ bi Serigne Babacar Sy moom mi nga xam ne mooy xalif bi jamono ji moom moo daal di jël initiative boobu mu ne ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir njaboot gi bëgg nañu dénk leen kàddu gi ndax dañu bëgg rek ñu fësal ne njabootu Seydi Hadji Malick Sy ndaw njit teg nañ leen ci yoon jàngal nañu leen ba tax ñoom war nañu mu leen mën a préparer ngir ñu jël le relais bu ko defee ci at yi di ñëw burdu yi ñoom ñu koy mën di waxtaanee mag ñi nekk seen ginnaaw daal di uuf leen jël leen ci li nga xam ne moom mooy burdu bi mu doon aspect boo xam ne aussi Pape Sarr innovation bu sëriñ bi indi waaw. Pape Sarr kal sama ko maye Pape Sarr est-ce que am na dispositif sécuritaire côté santé est-ce que tout est en place. est-ce que ndox mi manqué wul aussi est-ce que à l'œil nu yaa ngi xool yaa ngi gis. est-ce que gis nga ne que voilà tout est en place du point de vue santé surtout parce que ñu bëri fu ñu daje la du point de vue sécurité également. c'est important. tout à fait ci aspect sécuritaire bi ñuy doog a ñëw ci talaata gi gisoon nañu ne amoon ay takkader gaa waaye taxu ko doon sax noonu waaye gis nañu démb ci bi ñuy diggante timis jàpp gee gis nañu détachement ñi nga xam ne ñoom ñoo di police ak gendarmerie daal di wàcc ak ay oto yu bari ci li nga xam ne moom moo wër dëkk bi rawatina ci biir esplanade jumaa yi ngir wàcc nag def seen i dispositif ñan ñii fan la ñuy taxaw loolu moom diggante démb timis jàpp gee ci lañu ko nemmeeku ci dëkk bi ñu egsi fii nag dugg ci dëkk bi def maillage bi ku ci nekk ak fa ngay taxawee ak la nga xam ne moom nga war a def moo tax bi guddi ci carte sécuritaire bi moom mën nanoo jàpp ne fu mu toll nii ci waawoon gars yi taxaw nañu taxawaayu ngir aar askan wi ak seen i moomeel lu jëm wàllum li nga xam ne moom mooy santé également gis nañu ay poste de santé yoo xam ne gars yi teg nañu ko gis nañ ci waa Croix-Rouge ñoom it ñu ngi am liggéey bu am solo ñoo xam ne ñu ngi koy def ngir wattu askan wi ak seen kaaraange ak li nga xam ne moom mooy seen wér-gu-yaram ndax comme ni nga ko waxee fu mbooloo di dajaloo rek wàllum wér-gu-yaram dafay am solo rawatina ak wàllum cet gi rawatina ak wàllum nekkin gi ak feebar yi ak tàngoor bi nga xam ne nemeeku nañ ko fii ci bëccëg ci Tivaouane tàngan dinay tàng bu doy waar goo xam ne daanaka bu fekkee amoo tuuti résistance rek wala dooy naan ndox lu bari surtout loolu également boo du naan ndox lu bari di nga déshydraté wu donc loolu ñoom it ci côté aspect sanitaire bi wala ñi nga xam ne ñu ngi ci yoon bi ñëw ñuy bàyyi xel loolu ne Tivaouane bëccëg bi dinay tàng lool bu ko defee ñuy mën di naan ndox fu ñu toll ngir bañ a déshydraté wu aspect boobu également nemeeku nañ ko fii ci également leneen muy plan de circulation bi ci li am la bu baax a baax gis nañu ne lu ñuy gën a jege tali bi di gën a xat ba tax
waa gendarmerie am nañ ay matuwaay yu am solo yoo xam ne def nañ ko daanaka pour dëggu ci biir dëkk bi am na ñeenti yoon yu yaatu yoo xam ne ci la nit ñi mën a jaar fu ñu jugee ci réew mi route nationale numéro 2 bi moo ci jiitu mooy jugee Diamniadio jaar Pout ñëw Thiès dugg Tivaouane jëm Ndar maanaam bu ñuy jugee Ndar tamit mën nañoo jël sens boobu ngir dugg ci biir Tivaouane. ñaareel bi mooy route nationale numéro 8 bi ñu gënoon ko xamee ci route des Niayes moom muy jugee Bayaax jaar Noto Guy Jama ñëw biir Mboro laataa ñu dugg Tivaouane boobu it gis nañu ne xàll nañu ko ngir nit ñi mën faa jaare bu dee ci dëkk yooyee la ñuy jugee ñetteel bi mooy route nationale numéro 3 bi moom mooy jugee Thiès jaar Tivaouane romb Diourbel wala nga jugee Diourbel dugg ci biir Tivaouane dans l'autre sens boobu aussi mooy ñetteeli yoon bi nga xam ne bu mag bi nga xam ne xàll nañ ko mooy route principale yi bokkul ak route secondaire yi. ñeenteel bi mooy bu mujj bi mooy Ila Touba bi nga xam ne dañ ko ubbi ci ñaari sens yi. ngir ñi nga xam ne ñoo bëgg a dugg biir Tivaouane ngir ñu mën a dem dugg ci biir dëkk bi boobu it tijji nañu ko waaye nag jël nañ ci ay matuwaay. ndax teg nañ fa ay chicane maanaam ay xeetu ralentisseur yoo xam ne. def nañ ko ngir rek bu ko defee nit ñi xël yi nga xam ne ñu ngi koy daw. mën a wàññeeku. voilà autoroute dafa neex rawatina ak Ila Touba gi boo ci nekkee rek boo tegee sa tànk ci accélérateur bi. waaw da ngay fàtte nga xaw a mel ne kaltu tali bi neex rek. nga ne xaaral ma tàllal ko ci donc moo tax def nañ ci ay chicane ay ralentisseurs yoo xam ne dina tax saa su ne rek dawal ko oto yi dinañ mën a di bàyyi xel di daw ndànk ngir mën a egg ci jàmm. yóbbu également ñi nga xam ne ñoom ñooy fidèles yi ñu egg ci jàmm ak salaam yeneen matuwaay jël nañ ko ci biir dëkk bi. mooy lépp. Jakarta wala charrette yi dañu koy tere ci biir dëkk bi ndax dañuy bañ mu am ay xat-xat ak ay jafe-jafe am na solo Jakarta yi sax tàmbale nañoo am ay jafe-jafe démb rek bu ñu demee ci ñoom seeti leen xam naa ne ci kanam Midi Culture daañu ko teewlu am nañ ay yenn jafe-jafe ak takk der yi mais jàpp leen ne daal dañu koy tere ci biir dëkk bi naka noonu ci charrette yi ci kaw tali bi naka noonu leneen lu ñuy tere mooy dañuy faral di nemmeeku yenn njaganjaay ak bus yi clients yi des fois oto yi day fees dañuy toog ci kaw loolu nag moom dañ koy tere carrément oto bu ñu gis nga def ko daanu la wàccee ci kaw tali bi gaare la wàccee ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tali bépp ndax dañu koy tere moo tax ñu ne daal passager yi ci ridelle des véhicules noonu la ñu koy woowee daal dañu koy aaye tamit ci li nga xam ne ñoom ñoo jëm ci gàmmu gi recommandation xanaa ñu jeexalee foofu ba tey ci gendarmerie ak circulation bi ñu ne wax dawal ko oto yi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci seen entretien oto yi rawatina ak pneu yi ndax léeg-léeg ci ëpp accident yi li koy waral pneu yu gonflé wul bu baax la wala yu gonflé ba ëpp la yooyu aussi lu mat a bàyyi xel la naka noonu it ñuy def ay panneau présignalisation maanaam ci gàtt ci lu gën a simple mooy li nga xam ne moom la ñu woowe triangle bu ko defee oto bi boo paanee rek maanaam nga def ab diir ci ginnaaw oto bi mën ko faa teg bu ko defee ñiy jub ci yow dinañ mën a xam ne fii oto bu paanate nekk ndax lu ko mooy bu ko amul rek ak guddi geeg lëndëm bi ak xel yi mën na noo dal sa kaw ba mu indi ay loraango yoo xam ne mën ta xam nu ñu koy nattee loolu daal mooy li nga xam ne dispositif yi nga xam ne ci wàllum kaaraange ak ci wàllum circulation jël nañ ko dëgg la matale lu jëm ci gàmmu bi jërëjëf Pape Madiakhaté di ko gërëm bu baax di fàttaliwaat ni dina àndaat ak ñun xëy na sax fii ak ñuy waaw xanaa ñu jeexale rek ci wàllu courant ak ndox mi santé bi saa mu ngi junj wàllum ndox mi ba ñu ñëwee ba léegi daanaka amoon ñu ci jafe-jafe waaye nag xam nañ ne tey rek ba ñu xëyee daanaka fi nu ne dafa mel ne nit ñi tàmbali ñëw consommation ndox mi gën a bari moo tax léeg-léeg yenn kër yi pression bi dana xaw a wàññeeku c'est normal aussi il faut aussi attendre parce que ay mbooloo moom fu ñu dajaloo rek ndox mi pression bi dana wàññeeku mais xëy nit ñi jéem a rationaliser rek li nga xam ne mooy jëfandikoo ndox mi ndax soxla lu bu ñëpp la te xëy na ay amanaal la ñu programmé xëy na du matati nañu ci bàyyi xel wàllum courant bi aussi gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo di yor wàllum courant bi fii ci réew mi am nañ ay matuwaay yoo xam ne nee nañu teg nañ ko keroog seen directeur bi général bu Senelec Pape Mademba Bitèye ba mu ñëwee seet ci xalif général wax na ay matukaay yu ci mel ne 560 points lumineux yoo xam ne teg nañ ko ci biir bi ak 180 lanterne maanaam téeméer ak juróom-ñetti fukki lanterne ay xeetu lamp yoo xam ne ci kaw tali bi lañ koy teg ak ci wëlu jumaa ji loolu sax démb ba ñuy doxantu gis nañu ñuy tàmbali di ko installé démb ay solaire la yoo xam ne bu ñu ko installé rek dina tax dëkk bi mën a leer loolu it dina bokk ci luy yokk kaaraange ci li nga xam ne moom mooy dëkk bi di Tivaouane loolu it lu nu mën a nemeeku la ci wàllum courant bi daal loolu mooy en tout cas la nga xam ne mën nañ koo jàppandeegum fii ak xëy na ci kanam wala fii ak ëllëg
ñu jëm a xool yeneen xabaar yoo xam ne daanu ko taatan ngir dégtal ko auditeurs yeeg internautes du rajo King FM. jërëjëf nañ la topp également ci site bi naka noonu yaa ngi ko fay def. am na mbir yoo xam ne commencé nañ ko envoyé ci www.kingfm.sn bu fekkee ni rajo bi rek de la rëcc mën ngaa dem ci site bi Pape Madiakhaté Sarr jërëjëf mooy suñu ndaw bi nga xam ne moo ñu fa teewal li mu wax am na solo lool maam yi nag dañ daan wax naan bu ñu tëjee burdu bi tey suba dañuy bër noppalu bu samedi jotee nag ñu daal di gàmm noonu lañ koy defee léegi nag xam naa ni tey li ci xaw spécial sax di saa mooy xam nga tey guddi àjjuma la et puis demain àjjuma la ñenn ñi sax xëy na bu ñuy dem tey mën a fekkee tëju burdu bi julli àjjuma ci jumaa ju sell jooju gàmm voilà gàmm doog a gàmm waaw weekend bu neex li Sénégal rek la am waaw weekend bu neex voilà Sénégal rek la am na benn MT boo xam ne Pape Madiakhaté def na ko ci ñi nga xam ne d'habitude ñooy jógee Ndakaaru bëgg a dem gàmmu ji transport bi des fois jafe-jafe da ciy am ñu déglu ko nag le temps de revenir et d'entrer nag ci suñu vif du sujet bi nga xam ne moom la ñu tànn tey ak ñi ngi ci war a jokkool dinañ ci jokkoo ak ñaar ñoo xam ne ñi ngi biir APR certainement comme ni nga ko waxee tëj nañu nag seen téléphone yi waaye ubbi leen ko ndax ñu mën leen a jot ndax dañu bëgg a partager ak yéen xibaar yi nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane li ma mën a wax ci njaay mi mooy sant yàlla rek sant yàlla quoi parce que njaay mi mën naa ne dox na doxul mais nag sant yàlla quoi alhamdulilah ñu ngi jaay daal bu dee gàmm gi moom macha allah dina dox bu baax quoi mais bu dul gàmm tamit dina tane daal. waaw danoo jógee Touba ñëw jaay si fii ci gàmm gi wax dëgg sa yàlla yëg nañ ci suñu bopp te gàmm gi commencé gud wax dëgg sa yàlla njaay mi client yaa ngi génn ñu ngi jënd normal ñu ngi sant bu baax bisu waaju baax la nag Seydi Alhaaji Malick Sy moo xewle ñu jógee Touba ci bisu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ex fii ci bisu Seydi Alhaaji Malick Sy di ci yëg suñu bopp te commencé gud léeg-léeg da ngay gis koo xam ne nii day ñëw waxaale dem am koo xam ne nii day ñëw jënd dem loolu yëpp yow mi nga xam ne yaay jaay yaa ko mën a maîtriser quoi des fois nag clients yi dañ la xone lool mais il faut nga maîtriser ko parce que yaay jaay parce que loolu rek dara mënul ñàkk ñu ngi dalal gan yi ñoo ngi defar kër yi ñoo ngi jënd ngir bëgg a bégal gan yi rek incha allah ci bés bu màgg bi rido ak darab laa doon jënd pour bégal gan yi rek defar xam nga rek Tiwaawan moom defar ba mu baax rek defar ba mu baax macha allah mais nag wax dëgg sa yàlla kontaan nan bég nan wax dëgg sa yàlla jërëjëf MT boobu nag c'était plutôt ci wàllu commerce bi jënd ak jaay bi foofu ca Tivaouane ni ma jotee chapeau bi moo baaxul je pensais que on parlait de transport bi ak dem beeg dëkk bi mais bon boobu am nañ boo xam ne dinañ leen ko ci dégtal laataa ñoo jeexal mais li ñu doon wax mooy commerce bi gis nga commerçant yi di ça dañuy jógee Touba wala Ndakaaru dem également ci gox yi nga xam ne ñoo xewle waaw mais ça ça date pas d'aujourd'hui je pense que traditionnellement commerce noonu la xaw a juddoo sax ay mbiru trog la ba nga xam ne tey c'est pas étonnant tey nga gis ay commerçant yoo xam ne seen ci ay événement la ñuy wër balaa nga xam loolu nga dem ci luuma yi am na ñoo xam ne ils passent le chaque semaine ñu ngi ci benn luuma wala ci benn dëkk bu am benn manifestation je pense que c'est bien également parce qu'ils gagnent leur vie c'est des événements yu nga xam ne que ça au-delà de l'aspect religieux ça génère beaucoup d'économie et aspect boobu également je pense que c'est important xaalis bi nga xam ne dina circuler biir centre yooyu nga xam ne foofu la nit yi ëpp di dem gàmmu lu ci mel ni Touba lu ci mel ni Tivaouane lu ci mel ni Yoff lu ci mel ni Kaolack donc dina suqali zone yooyu nga xam ne généralement bu événement yu mag yooyu passé voilà Dakar moo leen gën a dox bon parce que bon voilà ñëpp xam nañ ko c'est peut-être que c'est lu mu nekk la capitale donc je pense que c'est voilà ça tourne autour de ça maintenant Kals je pense que si tout est ok on peut parler de ce que de suñu ay sujet comme nous l'avons waxee sànq on a parlé des 61 pêcheurs qui ont perdu la vie en mer depuis janvier loolu c'est à Saint-Louis mais également on va parler un peu de des 200 000 qu'on donne en catimini en catimini boo ko déggee Kals mooy lu ñuy nëbb 200 000 chaque mois pour ñi nga xam ne ñoom ñooy ay députés nekk Assemblée nationale. bon li tax ñu bëggoon taxaw wax ci def ci taxaw seetlu mooy Assemblée nationale dafa am budget on dit cette année que le budget tourne autour de 70 milliards c'est beaucoup d'argent 72 milliards bu fekkee loolu la je ne comprends pas pourquoi ces 100 ou 150 députés yu ñu am ñu leen di jox 200 000
par mois. man de loolu jaaxal na ba ma. pare non li ci gën a jaaxal sax mooy. réew mi mais doy na waar. lu tax ñu war ko nëbb. en fait lu tax ñu en fait je veux dire. mënoon luñ ciy nëbb. luñ ciy nëbb en Ah, fait. kañ. c'est ça la question. la grande question. Oui, mais 200 000 la frais de logement la. waaye koppar la tamit en dit ça. mais lu tax nekkul ci budget bi lu tax du feeñ ci kayit yi en fait man loolu moom si est-ce que jaaxal. lu neexal. bu fekkee am nga carburant. waaw. am nga téléphone. ça figure sur le bulletin de salaire. waaw. ton carburant ton téléphone ton xaw ma la nag tes indemnités. waaw. mais lu tax indemnité boobee spécifiquement indemnité de logement 200 000 dëgg la xaalis la lu tax indemnité boobu mais du dugaluñu ko si bulletin de salaire bi. Et puis loolu lan lay wundu. mais moom c'est ça moom jaaxal xanaa nag loolu je veux dire man pour man la grande question mooy lan moo tax ñu koy nëbb lan moo tax ces 200 000 là si tu as 200 000 de carburant ou bien 600 000 de carburant tu as peut-être 50 000 de indemnité X 100 000 de indemnité Y. Donc, un 200 000, pourquoi tu le cacherais, on le donnerait en catimini? Ça, c'est les échos qui nous le disent ce matin. Donc, on va essayer de parler également aux gens qui sont à l'Assemblée nationale, des députés, pour qu'ils nous expliquent. Alors, pour préciser, on est en train d'entrer en contact non seulement avec Farba Ngom, mais aussi avec Djibril. Djibril War, mais moom jot nañ ko léegi wax dëgg yàlla très disponible. mu nekk ci benn enterrement benn levée du corps boo xam ne moo ko mënee tere mu mën a intervenir mais dinañ jokkoo ak moom. laataa ñuy jeexal émission bi en tout cas nañ wax ak nit ñi mais. est-ce que du day rejoindre li ñu doon wax booboog léegi accessibilité bi manque de communication bi wala faille sax laa ko mën a tuddee de temps en temps heure yu mbir yu mel nii jógee pour nga am ci sax ay réponses yu leer dafay xaw doy waar. non xamul tax. waaw xamul tax. waaw parce que généralement moo wax la benn affaire kals. mbir yu mel ni bu génnee c'est parce que ñi war affaire bi pàccoo la ñi war a laal bu ñu laalulee. dañuy yoole dégg naa wax de. est-ce que xale yi naan yoole non dëgg la ñi xoolal muy opposition bi muy non dëgg la muy opposition bi muy parti au pouvoir yenn mbir yi bu ko waa opposition bi génnee rek généralement parce que gisuñu seen bopp ci affaire bi dëgg la de non lu leer laa la wax ñi laal dara duñu wax dara waaw duñu wax dara ku laal doo wax dara mais donc bu ñu laalee rek noppi te ñu ngi wax ci article bu nekk am na ay députés yoo xam ne nee nañu que pratique boobu dafa mës a am assemblée nationale am na ñeneen ñu ko weddi donc pour te dire mën na am sax mu yàgg fa mën na am mu yàgg fa te mu am ay députés yoo xam ne ñoom xëy na ñoom mësuñu xam ne sax loolu am na fa mais c'est des indemnités de logement liggéeykat yu bëri nga liggéey état wala nga bañ a liggéey état da nga koy am te duñ ko nëbb pourquoi on devrait cacher alors une indemnité wala bokk mu nekk double indemnité xëy na moo am benn boo xam ne day figurer ci député ci bulletin de salaire bi ak benn boo xam ne xëy na également du figurer ci bulletin de salaire bi wala boog ñu tuddee ko neneen noo xam ne du nekk indemnité de logement parce que bu fekkee noonu lañ ko tuddee pour man ça pose problème xaw ma nag kals ndax am na lu pare foofu bu fekkee am na lu pare foofu ñu xool ak reportage u Pape Madiakhaté Sarr sinon on peut essayer de revoir xaw ma ndax sa député bi il est disponible ou pas. jotaguma ko. mais mën nañu tamit jokkoo ak suñu waa ji Saint-Louis. waaw et qu'on revienne le temps que nos députés viennent nous éclaircir sur ça. D'accord. Et qu'on reparle de la brèche voilà qui fait beaucoup de victimes. parce que tamit yàgg nañ ci wax brèche bi lan la réellement boobu léegi ñu ngi wax que brèche bi dañ ko war a fàtt dañ ko war a defaraat. Emmanuel Macron ñëw na fi promettre xaalis bu dul jeex def nañ ci également ay moyens yu bare il faut dire mais boobu léegi on a l'impression que le problème persiste et Saint-Louis quand même c'est important c'est des centaines et des centaines de milliers c'est des centaines et des centaines de milliers de pêcheurs artisanaux yu nga xam ne pêche bi moo leen dundal te donc centre de pêche bu important la donc war nañu ko seetaan nii ñu gis na que brèche bi mu ngi gën def ay victimes parce que mu ngi gën di yaatu
donc on devrait essayer de comprendre avec les acteurs sur place ñoom li ñu wolof di waxal loo xam-xam Demba ma Demba gën laa xam boppam donc ñoom war nañu mun expliquer lan mooy problème bi. d'accord c'est un problème boo xam ne xëy na mu ngi bëgg a yàgg ñu bëgg ci dellu soit ak yéen dinañ jéem a jokkoo léegi ak suñu ndaw bi nga xam ni moom moo nekk foofu ca Ndar Géej ngir dellu soit ci loolu mais également ni nga ko waxee ci li ñu doon wax léegi ak ci député yi nga xam ne ñoo war a intervenir ci loolu dinañ ci dellu soit léegi le temps de retrouver également suñu reportage bi nga xam ne am nañ ko ak suñu ndaw li ñu teewal Tivaouane ni ma leen ko waxee léegi dundandoo ak yéen événement bi ndax ni ñu koy defee Tivaouane noonu lañ ko fas yéene defee fi nga xam ni moom moo di Kaolack donc di ça on va essayer dañuy jéem a dem Ndar kon Saint-Louis la ñuy jéem a dem waaw le temps de retrouver suñu correspondant bi fa ne on va aller à Saint-Louis xaw ma nag ndax il est prêt ou pas mais de façon lu ñu mën wax mooy brèche bi rey na plus de 60 pêcheurs année bi loolu bari na de waaw bari na trop et bon année bi passé ren encore à peu près pareil donc tey dafa important ñu def ci ab taxaw seetlu ndax xaw ma ndax mu ngi en ligne ou pas. On va marquer une petite pause musicale et puis ñu dellu si. Ok. léegi ànd ak Baye Diallo moom ma nga Saint-Louis di yëngu bu baax a baax ci lépp lu jëm ci wàllu pêche di conseil local foofu Saint-Louis ci wàllu pêche bi nag xam ngeen ni actualité bi moo waral ñu nar a jokkoo ak moom léegi ngir waxtaanee loolu di nuyu bu baax également ñi nga xam ne ñi nga Ndar Géej di ñu déglu xam nga Saint-Louis nag ñoo xam ne dañuy ànd ak Futurs Médias bu ñu xëyee moo xam ci rajo bi wala ci beneen rajo wala sax support yi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi raison pour laquelle bu ñuy waxtaanee lu jëm Ndar Géej daf ñuy intéressé ñoom it ñu boole leen ci jotaay bi je pense que c'est bon mën nañoo jokkoo ak ki nga xam ne léegi moom mooy Baye Diallo nekk Saint-Louis du Sénégal di ça il est en ligne avec nous pour parler de ce sujet. Voilà Baye Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay waa King FM. ci fàttali yow da nga bokk ci conseil local de pêche bu Saint-Louis. Donc Baye Diallo Kals tey dañ ko woo parce que dañu bëgg mu nekk suñu invité ci 9-11 parce que dañu bëgg waxtaanee un peu brèche bi ak li nga xam ne mooy recrudescence des accidents maritimes ci côté boobu noonu. Depuis début d'année bi Baye Diallo on s'est rendu compte qu'il y a eu quand même 61 pêcheurs qui ont perdu la vie en mer. D'abord yow nooy analyser situation boobu. Bon situation boobu ni ma koy analyser situation bu catastrophique la. Bon am na de part et d'autre bon faille quelque part ci wàllu sécurité. Quand on parle de sécurité bien sûr du doy mais am na ay failles yu bëri yoo xamante ni bii am na ci domaine sécurité. parce que loolu ñu wax c'est au niveau national. waaw mais Saint-Louis à sa part te boo ko xoolee ba ci biir moom kenn ci moom moo ci ëppal. waaw mais gis nañ ne que Saint-Louis bëri na ay mool yu am ay problèmes surtout ñuy waxu brèche bi tey lan mooy part de responsabilité wala bi nga xam ne brèche bi mu ngi ko am ci disparition en mer wala accident maritime yi am côté boobu. accident maritime yi nga xamante ni dañuy am fii boo xoolee brèche bi moom mooy canal bi nga xamante ni bon bu jëkk
c'était un embouchure qui s'appelait la brèche. yaa may dégg mais maintenant c'est un canal de délestage bu nga xam canal de délestage moom moo di loo xamante ni dafa doon servir rek pour génne ndox mi nga xamante ni moom moo doon enveloppé dëkk bi pour sauver dëkk bi. te ñun kenn ku ñu xam nga ni ñun dañu am histoire ci wàllu navigation. te loolu lu fi yàgg la kon canal boobu canal de navigation la woon. peut-être yàlla noonu la créé woon nature bi nga xamante ni géej gi def dañu taxaloo woon. te ñun dañu am histoire bu rëy ci wàllu navigation bi nga xamante ni nag def nañ ko canal de délestage dañu jël suñu canal bi nga xamante ni moom la ñu amoon pour naviguer ko. ñu def ko canal de délestage. ce qui a amené la majeure partie de ces problèmes là. aussi tamit bon mu ñëw ensablé wu bi mu ensablé woo bon mu am yeneen yoo xamante ni bii par responsabilité pêcheurs yi la parce que am na ci pêcheurs yoo xamante ni bii le port du gilet de sauvetage là c'est un peu tabou ci ñoom. am na ci aussi loo xamante ni bii aussi tamit ñoom bu ñu ko dee traversé ci embouchure bi ak étroitesse bi mu am xat bi mu am kenn ku ci nekk doo am ak dal yooyu yëpp daf ci nekk yoo xamante ni bii de part et d'autre am na ay responsabilité mais yooyu yëpp li ci ëpp ci kaw mbaggu état bi lay kii parce que aussi tamit quand on met des règles. boo mettre benn dispositif de discipline boo teg ci place ay règles da nga ko war a saytu ba xam ndax nit ñi ñoo ngi ko respecté wala respecté wuñu. bu ko respecté nga saafonte ak moom sàmmonte ak moom. ku ko respecté wul nga jànkonte ak moom teg ko ci kaw yoon. mais da nga jàpp ne que état bi mesure yu mu teg amul suivi. état bi boo ko xoolee 99% de ces problèmes là. 99% de ces problèmes. moom la. ah bon. waaw parce que bu ñu revisiter histoire dex bi. dex gi waru fi am ndox ba ñu ba mu jaaxal leen ba ñu koy këpp ci biir géej gi ba pare di abîmer environnement marin bi benn. ils ont mis en place également benn barrage anti-sel boo xamante ni même gestion bi c'est nébuleux, ça laisse à désirer aux acteurs de la pêche. parce que xam nga pêche continentale li mu doon jariñ ci pêche bi. artisanale bi. pêche continentale daf ci amoon part de responsabilité bu dee bu ñu revisiter histoire dex bi. bari na fi mag ñoo xamante ni bii dem nañu fi màkkat tabax nañu fi seen ay kër teg ci soxna jur ci njaboot gu dul jeex te ci pêche continentale kese lañ ko doon amee. dëgg la. léegi pêche continentale boobu depuis ñu defar barrage yu ba léegi pêche continentale bi nourrit un homme. léegi li nga xamante ni bii moo waroon a nekk source nourricière bi nga xamante ni bii dafa doon dund yëpp moom la ñuy nourrir léegi plante yooyu dañ fa sax duñu fa jóge. amatul ay jën. non amatul ay jën et puis jën yi mu am sax dootul jën yu baax. amatul óoba. amatul njaane amatul law amatul dara dex gi te dex gi loolu kese du woon opportunité am. benn permettre nañu aussi pour suñu navigation parce que wax naan la navigation. ça permet de se déplacer d'un point à l'autre. ça permet aussi d'aller en pêche ça permet d'exemple de voyager. xam nga navigation bi kon dafa amoon solo fii ci zone bi ñu nekk ci zone nord bi. depuis l'érection du barrage ba léegi yooyu yëpp dafa nekk ay problème léegi nag en 2003. mu am crue. la crue oui waaw. moo waral tax ñoom ñu gas canal de délestage bi mais canal de délestage boobu dañu xam ne avant ñu koy gas y a la navigation à Saint-Louis qui a son histoire. ñu bàyyi waale ko xel. ok léegi yow Baye. lan mooy solution bi tey. lan mooy solution bi. solution bi moom moo di ni arsenal bi nga xamante ni bii de dispositif yi état bi jël yëpp ñu respecté que ñoom seen bopp ñu am taxawaayu bu ñu nee daañu draguer fleuve bi ñu draguer fleuve bi parce que ci part 3 wu mise en valeur fleuve Sénégal. ce n'était pas tout simplement de mettre des barrages pour mettre des barrages. mais c'était aussi pour draguer le fleuve aussi ñu am da nga maam benn canal bu stable boo xamante ni ça permet d'aller et de revenir. mais yooyu dañ ko échoué. dañ ko échoué ba 2003 loolu moom moo indi crue boobu te ba léegi ñoom jéemaguñu fexe pour saafara bi ci gën a gaaw. mais yow booy wax ñoom nga baal ma bàyyi. ñan ngay dut baaraam carrément. état bi. ci boppam ah. état bi est-ce que da nga jàpp ni responsabilité bi yëpp ñoom la. responsabilité yëpp ñoom la. parce que wala c'est partagé. li ñu partagé wu ñun c'est une partie infime et insignifiant mooy le port du gilet de sauvetage respect da nga maam bi nga xamante ni ñun bu ñu waree dugg ci bët bi ay heures yi nga ko war a dugg ak discipline bi nga xamante ni moom la acteurs yi war a comporté woo. mais Baye est-ce que tamit état bi mun na ci ginnaaw mool bu nekk mu teg fa benn agent de l'État ne que da nga war a sol gilet de sauvetage par force sinon ma sanctionné la parce que il y va de quand même sa sécurité bopp est-ce que sa sécurité bopp soxla nga ñu ne koy équipe nee nga ma sànq c'est un peu tabou xamul tax mu tabou.
non demeewul noonu. parce que fii ñu amee problème yi fii kay amee dëgg mooy ci canal bi. te canal bi dañ ko war di surveiller à tout moment. pour xam kan mooy dugg kan mooy nan la fi. kan moo ko war a surveiller état bi moo ko war a surveiller. bu fekkente ni bi on parle de la surveillance ñi nga xamante ni bi dañuy def lu bon ak di def lu méngoowul ak yoon ñooñu état bi moo war a jóg ci ñoom. waaw dëgg la. parce que baadoola du ni moroomam bankal sa tànk. oui je comprends mais man lu ma comprendre bu mooy pourquoi moo lañ seen bopp lu ñu sol gilet de sauvetage explique ma loolu lu tax. non daf ci am du ñëpp ko dul sol. waaw lu tax mais ñooñu ko dul am li war mooy par exemple je te donne un exemple. bu ñu nee alerte précoce am na ci ñoo xamante ni bii dañu day yëkkati sànni sa àll ba dem. bu ñu ñëwee amul dara amul benn daan bu leen ciy fekk te mu leer ne ni yow état bi gis na leen xam ne ñii dañuy mettre en jeu. bakkanu doomu aadama. boo leen yóbboo dañ naan la loi lii loi lee loi kii pour tënku ko te néanmoins dispositif bi état def pour la cogestion. yaa ngi dégg sur la ressource sur la sécurité des personnes et des biens. nga xamante ni ñoom dañu am ay convention locale yoo xamante ni bii moo leen régi. acteurs yi ci secteur boobu ñëpp ñoo ciy bokk. ñu bokk ci pêche bi. bu ñu nee par exemple alerte précoce am na tey kenn warul dem géej wala suba à partir de telle heure kenn warul dem géej ba telle date. comme par exemple alerte bi ça a commencé hier à partir de 18 heures kañ lay jeex samedi ba vendredi ba vendredi lay jeex kon samedi la ñëpp war a dem géej. léegi nag dispositif yooyu ak ñoo xamante ni bii dañ koy baf wi. waaw ok état bi du leen def dara. mais non man je suis d'accord ci li nga wax mais yéen à l'interne vous êtes du comité local quand même conseil local de pêche. yéen ci biir ngeen nekk pêche artisanale généralement sax loolu pêcheurs artisanaux yi ñoo koy def. mais est-ce que au fond est-ce que tamit il y va pas de leur propre responsabilité. non ñun notre responsabilité. parce que soo ma nee état bi dafa war a surveiller canal bi ba nga xam ne loolu ngay c'est ce que tu sembles dire surveiller canal bi ba nga xam ne ne que kuy génn te sol gilet de sauvetage mu delloo la wala kuy ainsi de suite ça me paraît un peu voilà difficile à faire comprendre bu baax lu ma wax est-ce que je veux dire xam nga àdduna parce que les gilets sont quand même c'est pas cher yenn cher yi dañ ko subventionné yombal nañ leen ko. subventionné nañ ko subventionné wuñ ko parce que buñ ko subventionné ça bien def état boobu li mu ci def quand même c'est important. état bi li mu subventionné. c'est insignifiant par rapport ak ñi nga xamante ni bii ñëpp ñoo war am gilet. mais même boo leen ko doon jëndee 50 000 est-ce que jaru ko woon. jar na lu ko ëpp. voilà. jar na lu ko ëpp donc yi nga xamante ni ils sont conscients. ñoom ñoo ngi koy jënd. te dañuy jënd la meilleure des qualités. parce que état bi yi mu subventionné ce sont pas les meilleures des qualités. loolu aussi problème la parce que dafa jël da nga maam dafa mel ne ku jël kaani rek bëgg ñu ko sëlëme parce que mënoo subventionné ay gilets yoo xam ne 2500 la ñuy jar attanul poids 50 kilos. attanul poids 50 kilos te mool waru tam dem kuy dem géej normalement sa maximum poids war nga mën am ba ci 55 kilos. en tout cas bon bu baaxee. en tout cas li ma la bëgg wax moom moo di nii. état bi ci boppam moom moo war am taxawaay bu day naka parce que fii benn porte kese la. muy le fleuve. il est possible de mettre des checkpoints ou bien une checkpoint. boo xamante ni bii de façon pérenne daf fii nekk. ok. s'il y a alerte il interdit à tout le monde parce que bu alerte amee dañuy samp ay drapeaux yu rouge. ok parce que nous sommes assez spécifiques par rapport ak ñu nekk ci littoral bi ñëpp parce que ñun canal de délestage bi ñu am mooy suñu problème. ok. nous sommes un peu différents des autres kii. on comprend bien on comprend Baye Diallo. bëggoon nañu yëgal waxtaan wi mais waxtu bi moo ñu dab. di am kon di kontaan ci liaison téléphonique bi sëñ Saliou ñëw na ci studio bi sëñ Saliou ñu ngi lay nuyu. di fàttaliwaat ni que Baye Diallo moom coordonnateur du conseil. voilà de pêche la ca Saint-Louis. pêche locale. bu Saint-Louis. waaw ñi nga mooy mool yi dem géej ak. waa Guet Ndar. xam nga Ndar moom ak daanaka ak napp gi moom dañoo ànd. waaw dañoo ànd waaw. dañoo ànd sëñ Saliou yegg si na. jaajëf Kals jaajëf di ñu leen nuyu auditeurs yi nga xam ñi ngi bàyyi xel ñoom ñëpp 9-11
waaw sëñ Saliou sujet baa ngoog tey ñu ngi ci napp gi foofu ca Ndar Géej di ci nemmeeku nag yoo xam ne doy na waar sànq bi may wax ak Dissa li ma mënul nangu xëy na ci dégg-dégg mooy buy wax responsabilité yi nga xam ne état am na ko ba dem ci ay gilet yu ñu war a sol ci biir géej yaakaar naa nag foofu ku ci nekk am sa fulaay bopp mën a protéger sa sécurité aar sa bopp moom yaakaar naa ni aar wala kaaraange ci sa bopp moom balaa état di ñëw war nga ko mën a defal sa bopp sëñ Saliou. mi ngi noonu balaa état di ñëw war nga ko mën a defal sa bopp waaye li ñu fi waxoon rek parce que yaakaar naa débat bi mas nañ ko yaatal fii ci 9-11 mais li ci am rek moo di ne nappkat yi dañoo wóolu seen bopp ba mu ëpp walaay waaw sànq di saa wax na ko ki doon jokkool mi ngi noonu yaakaar naa gilet yooyu bu doon jar 50 000 sax ñoom war na leen ko jaral rawatina ay subvention am ci jëm ci ñoom tey ji booy xool ñu ni janvier ak léegi rek 70 personnes ñàkk nañ seen bakkan ci mbir yu mel noonu daanaka war nañoo xoolaat seen bopp d'abord ñoom ñi nga xam si ñoom la ñuy sauver parce que boo amee dañ naan ñi ngi tàllal loxo nguur gi et tout donc mbir yu mel noonu laataa ñu ci egsi ñoom seen bopp ñoom ñi nga xam si ñoo fay dem à chaque fois war nañoo bàyyi xel ci yu bëri laataa fitna di am ndax ñoom daal yaakaar naa peut-être nag mbiri yàlla am na ci mais ñoom am nañ ci part de responsabilité li koy waral nag lu ëpp mooy wóolu seen bopp ñoom moo li waaw te géej moom kenn du ko móolu mais non mais état bi dafay mënul lay subventionné ay gilet mais c'est vrai que gilet yëpp mais du ñëpp moo mun am ça il faut loolu dëgg la mënuñu matale lépp mais lu tax ñu koy gën a nemmeeku Saint-Louis jéye yu mel non xam nga pêche artisanale tradition souvent dafa am nu muy tëddee am na mool yoo xam ne mënoo fexe par exemple li mu wax dëgg la ba ñu sol gilet de sauvetage xam nga gis nga Kals gis nga baykat la muy xam ci suuf ak nawet ak lay wéy luy wër ci gerte lu ni mel noonu la mool di xamee géej ak ndox ak période ak yu bëree bëri c'est ce qu'on appelle des connaissances holistiques du lu ñuy jàng école da nga koy judduwaale dëgg la gis nga ni mu la ko waxee nee neen am na mool yoo xam ne même bu ñu defee alerte rouge dañu naan moo yoon nekku si damaa dem géej est-ce que comprendre lijjantiwuñ loolu lijjantiwuñu ko parce que ils ont grandi avec une connaissance bu nga xam ne que daf leen da leen gëmloo ni que comme ni ko kii waxee dañuy ne ba dañuy wóolu seen bopp ci dëgg la confiance boobu waaw or que xam nga géej amul banqaas de du suufuk joor bokkuñu comprendre nga loolu en fait fondamentalement souvent yooyu da koy indi parce que également li koy gën a nemmeeku li koy gën a yokk léegi mooy ñun 92 ba léegi ba ñu signé accord de pêche yi la ñu commencé am ay problème ci wàllu jën c'est-à-dire que maa ngi la koy wax que nan amoon na lu ñuy wax ay mbaalaaw ci boo demoon si dëkk mais di ça est-ce que daaw dem géej dama daan naa ko jege daal en tout cas léegi wala jege nga lébu yi waaw mbaalaaw yi koñ bu nekk danaa am mbaalam dañ daan xëy mbaal benn 100 mètres comme ça am ay jën mel dem jaay ñi yóbbu seen kër jëm mais loolu amatul léegi c'est-à-dire que léegi mool bi day daw ay 20 kilomètres ci biir géej gi ça peut être dangereux moom gaal kese la yor foofu nu géej gi du mel day doy waar donc pour am jën bu daan daw 1 kilomètre pour am jën léegi 20 kilomètres lay daw pour am jën donc essence bi dafay entrer en jeu qualité jën bi dafay am day entrer en jeu parce que moom ak bateau yi ñooy xëccoo jëneen jot bateau yi ñoo ko ëpp moyen la ñuy voilà mënu leen tere napp ñoom tamit donc c'est compliqué donc yooyu mooy tax tey et puis boo ci dollee changement climatique bi géej gi mu kenn même te xam nga jamono ji dafa am transition bu am diggante ñaari climat yi voilà donc mooy voilà sedd baa ngi dugg si tàngaay bi di dem ndànk-ndànk forcément climat bi day am changement voilà et de façon plus générale sax changement climatique dans le monde moo def en sorte que léegi amatuñu maîtrise même waa météo mënatuñu am ay maîtriser yenn affaires yi de façon très précise oui parce que ça peut changer d'un moment à l'autre l'environnement a changé dañuy nekk ci un changement perpétuel mën nga jékki-jékki une heure de temps géej gi dal calme beneen heure bi waaw mu sàmbaraax ba mel ni voilà maa day yëm te bu sàmbaraaxee moom day doy waar donc tout cela c'est ay jafe-jafe la yoo xam ne pêcheurs artisanaux yi ñu ngi koy dund donc moo tax plus ñu dem fu sori plus muy dangereux également plus muy générer ay accident donc fondamentalement je pense que yooyu nekk na ay points yi nga xam ne que suñ ko saytoo xëy na mën nañ trouver ay solutions voilà ci
ci saafara ay saafara daal bu ñu ko amee ay saafara ci dina ci baax parce que bakkan yi ci rot moom musiba la waaw te bëgguñu ko alors deuxième sujet bi ubbi nañu suñu téléphone nag parce que wax dëgg yàlla waa APR yi man dañ may bëgg a jaaxal bu wax jotee ci loo xam ne jëm na ci président dañuy ubbi seen téléphone yi pour wax ci waaye nag bu ñu amee ay looxoor yoo xam ne sentir nañ ko bu ñu leen di woo kenn du ci jël seen téléphone yi et puis du ñu disponible et c'est vraiment déplorable de voir quand même des autorités qui ne s'adressent jamais à la population c'est dommage wax leen ak nit ñi ndax looloo tax ñu teg leen voilà bu ñu leen woowee da ngeen di jël seen téléphone yi loolu mooy sama cri du cœur à chaque fois dama koy wax et puis sama maam ji jamono yi mu fi nekkee koo woo ci nguur gi da nga koy jot Abdoulaye Wade waaw mais wax naa la ñi wala moon Serigne Mbacké Ndiaye da nga koy jot Souleymane Ndéné naka noonu dëgg la ñoom ñëpp dañoo neexoon a jot dëgg la waaye nguur gi moom wax dëgg yàlla ñi ngi noonu dañuy dugg ci suuf table gi di fay téléphone waaye gars yi nag daa mel président daa yóbbu seen fit bi daal sama maam ji namm naa ko mais Macky bokk ci Macky en tout cas mooy loolu de bokk ci laa la wax xoolal ana seen téléphone yi la leen di wax xoolal waaw xoolal ay ko wax génn ay muut la ñuy def génn de muut mbaa mot chef da koy nuru waaye Macky faa naa la si affaire bi président vraiment man faa naa la daal vraiment faa naa la si muut mbaa affaire mort bi la jël waaw ana jaxate dem na kan waa ji jaxate Moustapha dem na ana sori dem na moom it dàq nañ ko moo tax fi mu ne nii koo ci waxi ñetti mandat mu ni la loolu débat la boo xam si ñëwagul loolu la ñëwagul amul lu ma ci toon bërki démb ndeysaan monsieur honorable député mu ne ma booy bu ma paree pour wax rek dinaa la woo bul insister waaw bëri na ci morom nag daanaka kenn nangu cee wax de léegi dañuy marqué benn pause musicale bégal waa Ndar tuuti le temps de revenir nag ci yoon wi nga xam ne jël nañ ko jëm ci gàmmu gi que portrait bi ñu andi tey ci Baye Niass tey lañ ñuy gën a xamaleel fàttali ñu tuuti li nga xam ne mooy liggéey daanaka benn rek la ñuy waxtaane mu di kon gàmmu gi kon ponk bi benn la ponk bi benn la jamono ji daanaka waaw loolu de ci yow laa ko daan déggee mi ngi noonu des fois ma dégg la nga xibaar ba ci digg ba ne ponk bi benn la waaw ponk bi benn la de kon fi mu ne nii ponk bi benn la waaw daanaka leen rek lañ ciy waxtaane waaw muy gàmmu gi mooy benn ponk bi xale bi dafa dégg de kon ñu dem déglu ko ci dellu si ayca tey defe naa delluwaat nga ci góor gi delluwaat naa ci góor gi Serigne Babacar Sy xam nga léegi rek maa ngi dégg oustaz Modou Fall mu naan rek maa bëgg a rey rek maa ngi dégg léegi oustaz Modou Fall mu naan mu ni taalibe cheikh yi ñoom daanaka Serigne Babacar Sy lañ gën a bëgg ndeysaan nee na moom loolu yàlla moo ko def te waaw day am waaye nag maam Abdou leen ko gënoon a bëgg ndax moom dañ leen woon bu ngeen dajalee yéen taalibe cheikh yëpp ci bëgg gi ngeen bëgg sëñ Babacar Sy bu ñu ko tegee ci balance wallaahi man maam Abdou bu ñu ma tegee maa leen di daaneel ma gën leen ko bëgg waaw kon xam nga ni kooku bëggoon na ko de kon ku baax ak ñu noonu kenn du moom nag borom bone carré ci ne woon bu rusul woon bàyyam ba ku ko woo ci photo rek mu ne la maa ngi noonu mi ngi noonu de kon Yacine ni Adja toogee nii mi ngi nii may seen góor gi waaw góor gaa ngi nii may man tamit maa ngi nii di jàkkaarloo ak moom waaye am lu mu rus rek moo tax mu bàyyi ko góor gu baax gi kon ñu dellu ci yoonu gàmmu gi yàlla na ko yàlla fayal allahumma amin taybatun taabat li tibi usuliha wa madinatan rabbu sama sammaha dal leen ak jàmm ci rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi tey nag ñuy waxtaane Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu kéemaani Serigne Babacar Sy lépp moo ngi dooree bés bi mu ganee àdduna yamoo ko atum 1885 fekk booba Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhum moo nga woon ca Waalo toog ci suufu garabu Dakar di fa binde téere bi nu duppee Taysiir foofee sax lan ko fekk ku bataaxal bu bàyyeekoo Ndar géej di ko xamal ni soxna sa am na gune ca bés boobee ci la Seydi Hadji Malick Sy ne Babacar Sy ñëw na moo tax ñuy wax ni Serigne Babacar Sy moom ak téereb Taysiir ñoo maase ndax bi ko Maodo di bind ci la ganee àdduna gannaaw loolu ci la El Hadji Malick Sy Maodo ànd ak Serigne Babacar Sy utalee Tiwaawoon kéemaan ya mu fa doon wane tax Maodo woo ko xamal ko ne ñoom ñaar mënatuñoo bokk dëkk bii di Tiwaawoon ndax xam-xam ak leer yu bëri ci la Serigne Babacar Sy demee ca Tëngéej liggéeyal fa yàlla lu bëri ba noppeet bind fa téere yu bëri ba ci woyam wu si wii di talaahat la naa Shamsul Huda ku si fat duja li ma nixtida foofee ca Tëngéej itam la toog ba ni ko bàyyam wooluwaatee mu delluwaat Tiwaawoon fekk booba El Hadji Malick Sy Maodo dafa ànd ak tawat waaye xamal ko ni la ko dale ci Seyduna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam jaar ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif jaar ci Mouhamadoun Haali jaar ci Alpha Himayor
Yoro jaar ci Cheikh Oumar Foutiyou ba ci moom Maodo mag ñooñee lépp li nu yore woon jox nan ko te nee nan Serigne Babacar Sy rek moo leen ci doy bokk na itam ci kàddu yi ko Maodo mujjee wax mu wàññi maslaa gi ba mën a doxal diine bés bu fi bàyyeekoo ci la ko Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu waxee ni maslaa gi bés bu ma la noppee gis yow Maodo rek dinaa ko teg ci suuf te doxal charia li koy dëggal moo di ne bi fi Maodo bàyyeekoo am na bés am naar jóge ca gànnaar ñëw di jiite ca jumaa yi Tiwaawoon Serigne Babacar Sy fekk leen fa ni jullee taxaw ci seen kanam ne leen sëlmal leen ñoom ñëpp ñu maase sëlmal mu xamal leen ni naar bi warul jiite waaye imaamu jàkka ji mooy ki war a jiite ndax loolee la charia wax bés boobee ci la maam Mansuux mu baax ma ne faaw mu bind jëf ju ni mel ndax mënatu ko daal di wax ni fa waa hajaban li cheikhi laxat chaluaq salaatul jamihina walaw laaka salaatal afsha duha bi taxliitin yaa humul xadirina daal di wax ni fa waa hajaban di tekki ni mu yéemoo ci Serigne Babacar Sy waayeet na mu defare seen julli googee ndax xam-xam bu bëri moo tax Serigne Babacar Sy ne woon doon na baayam di El Hadji Malick Sy Maodo juróom-ñaari at mu soog fee jógee mu yokku ci ne moom Serigne Babacar Sy mooy ki nga xam ni bi mu xàmmee loxom nday joorom ak loxob càmmoñam ba léegi mësul def lu naqari yàlla sunu borom Serigne Babacar Sy tëj wax ja ne ngir firndeel fa ko yàlla teg Serigne Babacar Sy moo xamle woon ni ëllëg yawmal xiyaam li Iblis ak Firxawna di bon bu sàkk woon ci yàlla sunu borom mu jéggal leen dugal leen aljana yàlla dina ko ruus ci barkeem moom Serigne Babacar Sy lii mbokk yi lañ leen andiloon tey ci rubrique bi ñu duppee yoonu gàmmu gi di leen jox dig daje ëllëg incha allah. أين المسك من رياها دار الحبيب قلوبنا تهواها noonu mbokk yi kon nekkoon yoonu gàmmu gi nekk tey ji ñu doon leen digtalaat Serigne Babacar Sy mu baax mi nga xam si Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu daanaka ku nekk xam na taxawaay bu rëy bi nga xam si def na ko ci tarixa Tijaaniya waaye tamit ci bés bi nga xam si gannaaw ëllëg di samedi lañ koy màggal di gane si àdduna ngën gi mbindeef nga xam saa su ma saane yegg si rek woote bu am solo la ciy def waaye tamit lépp rek lu baax la ciy jublu woon waaye tamit liggéeyal waajuram bu góoroo di El Hadji Malick Sy Maodo waaye tamit liggéeyal ngën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam nekk kon pàcc boo xam si saa su nekk rek dañ koy am ci biir 9-11 waaye tamit dañ leen koy mën a digtalaat ci li nga xam si moo di Midi Culture mi ngi noonu kon Kals tey kin doon waxtaane waat moo di góor gu baax gi nga xam si moo di Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu noppeegu leen ndax dégg naa bi ñu jógee Tivaouane da ngeen a tàllal dem ba boor yi Kaolack ndànk ndax ñoom it ñi ngi waajal gàmmu gi tey dafa mel ni porte aussi ci cheikh al l'islam la jëm muy Mame Baye
mi ngi noonu xam nga boo waxee gàmmu sa xel day dem Tiwaawan waaye boo waxee gàmmu tamit sa xel day dem Medina Baye fële ca Kaolack te ku wax Medina Baye sa xel dina dem ci Cheikh al Islam Maam Baye Niass nekk tamit koo xam si bay na waaram bu yaatu ci li nga xam si moo di yoonu l'islam waaye tamit tarixa bi nga xam si moo di tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif di tarixa bi nga xam si fa la ñoo aju ñoom ñi nga xam si ñoo di ñaseen yi loolu tamit moo sabab ñu leen di defal nataalu po Maam Baye Niass. juróom ñeenteeli doom ci soxna Astou Dianka ak El Hadj Abdoulaye Niass sang bu tedd bi di Maulana Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass ngi gane àdduna atum 1900 ca Taïba Niassène ci gox bi la sax la tàmbalee jàngam Baye Niass borom faydu Tijaaniya doon na ko xër ci diine islam ndax loxoom mës a jóg ci luy jëmal diine ji kanam ba tax ñu jagleel ko turu panafricanisme Mame Baye Niass nekkoon nit bu ñuul bi njëkk jiite mosquée Al Azhar bu Égypte ba ñu jox ko fa turu Cheikh al Islam mu tuubal ay junniy doomu aadama ci yoonu lislaam ngir raxas seeni xol sotti ci ndoxum yàlla lépp mu jaarale ko ci faydu bi firnde gi mooy ca réewum Nigéria am na fa taalibe yu bari te yamul ci réew boobu dong Baye Niass nag suñ koy misaal ci ñett ñi maanaam géej la ndax dafa fekk wilaaya baayam alhaji Abdullahi waliyu yàlla la woon baayam tamit di Muhammad di baayu alhaji Abdullahi mooy maamu Baye Niass kooku di waliyu la woon ndax Baye Niass kenn jàngal ko alxuraan lu dul baayam tamit kenn jàngal ko alxuraan ba mokkal ko lu dul baayam suñuy xool lay tegtal ne borom xam-xam la woon borom may la woon mu ne nañ xool ci Ibrahima Niass faydatu tijaan yi nag su nekkee ne nekk nga taalibe Baye jàpp tariqa tijaan yi dugg ci faydu bi tarbiyu xam sa borom da nga xam yàlla balaa mbindeef mi fan la yàlla nekkoon su lépp jeexee fan la yàlla di taxaw yow noo mel ak yàlla def la jëlee ci boppam wala def la jëlee feneen fu dul ci boppam. suñu nee Baye Niass mooy l'international lu wér la ndax ci atum 1960 lañ ko fal membre du conseil supérieur de l'organisation du bien-être islamique fële ca Caire ñaari at ginnaaw loolu ñu def ko vice-président bu congrès islamique ca Karachi ñu teg ci ñeenti at mu bokk ca conférence ba amoon Accra ñu fa doon waxtaanee thème boobu di le monde sans bombe atomique 1969 ki di Cheikh al Islam teewe na assemblée constituante association des universités islamiques bu Fès ba ñu fal ko fa membre comité exécutif góor yàlla bi ngi génn àdduna bésub 26 juillet atum 1975 ba muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom ca hôpital Saint-Thomas bu Londres. Yeah.
mi ngi noonu kon ngërëm ñeel na ko bu baax a baax Maimouna Gningue moo nu doon defal nataalub Mame Baye Niass nataal boo xam si dellu si waat na ci daanaka bés bi mu tàmbalee def li nga xam si moo di ay jaloore ba ni mu fi bàyyeekoo ñu koy ñaanal yàlla taas nu ci barkeem Baye Niass nag Kalz ku nekk xam na ni moom daanaka bay na waaram fii nii ci réew mi bu baax a baax rawatina ca Medina Baye ca Kaolack gamu fare waaye tamit ci déndu Afrique fu ci mel ni ay Nigéria ba ci yeneen i réew yu bëree bëri yoo xam si daanaka boo fa génnee danañu jàpp ni sax benn tarixa rek moo am muy tarixa ñaseen wallaahi boo duggee ci Afrique da ngay foog ni Baye sax fa la dëkk dëkkul Sénégal ndax ni ñu xëree ci moom dëkk boobu ngay wax muy Nigéria yaakaar naa ni la mu fa liggéey ma nga des ba tey mu mel ni nag Sénégal am na loo xam ne dëkk yu bëri ci àddina bi amuñu ko moo am ay mag yoo xam ne xew-xew bu ñëw mën nga leen a fàttaliku ngir li ñu bay ci yoonu l'islam bi nga xam ne fës na lool ci àddina bi Serigne Saliou li ci ëpp solo sax Kalz mooy ñoom li ñuy def mooy boo jëlee ku mel ni Baye Niass mi nga xam si moom lañ doon waxtaane léegi boo demee daanaka fu ci mel ni Nigéria googu ñu tudd la mu fa def ay ci ay doomu aadama yoo xam si daanaka ci beneen yoon la nekkoon mu jël leen def leen ay jullit rek loolu doy na sëkk ba tax ñu leen di waxtaan ndax boo demee daanaka ña fa ëlbatiku new fekk si Mame Baye Niass ci la mu fa doon woote 90% yi nekkuñu woon ay jullit te loolu rek daanaka ndamul l'islam la loolu ndamul képp koo xam si da ngay wuyu ashhadu an la ilaha illallah sa ndam la ndax boo demee foofu lu ñu bëri xamul Kalz moo di ñooñu nekkuñu woon ay jullit yoo xam dañoo Baye Niass dafa ñëw foofu rek imposer leen seen maanaam tarixa Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñu topp leen waaye ay yéefar lañu woon ñoo xam si gëmuñu woon dara am na ci ñoo xam si tamit ci beneen yoon lañ nekkoon maanaam ñi ay catholique lañu woon wala leneen lañu woon mu xam nga jël jamono leen jooju ay ceddoog yooyu dafa bari woon très bien mi ngi noonu te ay xam nga yéefar moom mooy koo xam gëmut dara ku gëmut dara mooy Yàlla yéefar ci Yàlla musal. te jamono jooju moom ñoom loolu lañu woon Mame Baye Niass fexe ba def leen ñu nekk ay jullit loolu kon ndamul lislaam la ndam la loo xam si saa su gàmmu yegsee tamit ñooñu aussi dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax moo tax boo demee Medina Baye sa xol day sedd ci ni ngay gisee diine gi ak li Baye liggéey foofu donc ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ne dinañu jokkoo ak yéen ëllëg incha allah xam naa ci àjjuma ji sax du ñàkk dinañu dugg ci kër diine yooyu yëpp dundandoo ak yéen xew-xew boobu nga xam ne samedi bu soobee yàlla ci lañ ci yegg muy guddi gi nga xam ne ci la ñuy féete wala fàttalikuwaat ganek àddina ki nga xam ne mooy sangu-sang yi incha allah dinañ ko fàttali dinañ def lu tout incha allah ba tasaare ko rawatina fi nga xam si moo di Tivaouane nga xam daanaka xel yu bëri fa la ñuy utali waaye tamit Medina Baye nga xam si ñoom it dañ koy màggal bu baax a baax gane si àdduna ngeen ngi mi def alayhi salaatu wasalaam ñu àndandoo yër li ci yéenekaay yi ñu xooli li yéenekaay yi xëye tey ayca ñu yëri li ci yéenekaay te dikkat ak Serigne Saliou Seck bu ko defee nag ñu ñëw yeggali jotaay bi ndombal tànk léeg-léeg ñu takkal la ko ci sa tànk mu rafet ba àgg ci lool ba foo jaar gaa ñi ràññee ko ndax gëdd ba nu lay jox waaye ndombal tànk léeg-léeg ñu takkal la ko itam ndomba ga jatang la ba doo toog doo taxaw Le Quotidien lu ni mel nag daanaka mënees na noo wax ni moo dal procureur de la république ubbil journal bi yéenekaay bi nataalub Serigne Bassirou Gueye bu mu melee ni ku sonn la xëy fesal ci aw xëtam boole ca dinu xamal ni procureur jamono ji bu mënoon a dar ñaari noppam yuuxu dina ko def la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war ko gëm journal bi nee na moo di procureur jamono ji dossier yi nekk ci am ndoddam moo bëri te yëpp bu ci nekk tàng nga ba àgg ci jéer lu ci mel ni drogue bu bëri benn jàppe woon ca port bu Ndakaaru ci biir réewum Sénégal coow bali fitale nu jàppe woon ca Pire itam dossier ba procureur Serigne Bassirou Gueye moo ko yore ñu yore woon bali fital yooyee ba nu jàpp leen libération nee na yóbbu nañ leen kaso ubbil journal bi yéenekaay bi ne Malick Tall Ndiaye ak Ahmed Ndiaye démb lañ leen déglu bi nu noppee ñu fëgg leen tuumaay association de malfaiteurs di lëkkaloo di defi ñaawteef détention d'armes di yore ngànnaay ci lu nu amul ndigal ba ci bëggoon a lëkkaloo ki terroriste def fii njombe gannaaw loolee lépp ci lañ leen yóbbee kaso dóor leen mandat dépôt keneen koy am lan tekk yoon moo Pape Massata Diack ubbi libération journal bi ne Pape Massata Diack doomi Lamine Diack inculpé nan ko l'observateur ne Pape Massata Diack kay tey ci alxames ji lañ koy déglu ci coowul ger liñ koy tudd ca I2AF te nag bokk na ci li àttekat yi war a lijjanteeg moom milliards yu bëri yi nu gàll ci ndoddam ba pare di ko ca tudd wàllum yoon ba tey ci réewum Sénégal moo di coowul Petro-Tim bi feneen fu ñuy tudd milliards yu bëri ci wàllum yoon moo di ci pétrole beeg gaz bi ci réewum Sénégal Le Soleil ne mbirum Petro-Tim bi la tey doyen des juges moo nga cay baral loxom ba tax jamono ji ñi nu njort ne am na lu nu ca xam moo nga leen di woolu ngir déglu leen démb rek Boubacar Camara ak Clédor Sène ñoo nekkoon ca kanamu doyen des juges tey ji moom doyen des juges dina déglu Souleymane Ndéné Ndiaye mi fi nekkoon ilimaani jëwrin ci jamonoy président Wade ak ki fi nekkoon ministre ci ay jamono di Samuel Sarr li lépp nag Le Soleil national nee na li ci doyen des juges jublu moo di leeral mbiri pétrole bekk gaz bi li leer te wóor moo di démocratie réewum Sénégal
daal moo ngi ci sukuraat Barthélémy Dias moo ko wax ubbil Vox Populi maire moo Sacré-Cœur bi ne mim réew daal nan fi wax lu nekk ba mu des démocratie ndax nag président Macky Sall ak gouvernement am naax saayal nan ko ba démocratie jeex fi waaye nag Dias fils nee na bu garab yi doon fàq suuf si jalaa ñooy itam président Macky Sall ak i àndandoom ne leen biir ni ñetteelu mandat moom mënuñu ko am te it lu mënul nekk la te nag baye boo ñu teel caa génne seenum xel balay bëy di wëy mbuus ndax nag Barthélémy Dias nee na ñetteelu mandat bi bu ko président Macky Sall tegee ci wàllum politique du tax mu am ko moralement itam waxi nopp laas ne moom président Macky Sall sax jamono ji wax jay jib ca pale ba war na koo doy soxla ndax nag journal bi nee na pale ba daal daas ba di Awa Ndiaye moo effacé Jean Simon Maxime Ndiaye tax sama naataangoy jàpp ni Macky Sall këram ga di pale ba yëngu na l'observateur ne leneen loo xam ne jamono ji moo yitteel njiitu réew mi di président Macky Sall moo di defub audit ci alalu nguur gi nekk fële ca biti réew journal Futur Média bi yokku ci ne lu ni mel moo tax président Macky Sall yabal na fa IGE di inspection générale d'État te nag lépp moo ngi jukk gannaaw coowul 850 millions ya bàyyeekoo ca Milan le témoin ne lu ci man di am daal na président Macky Sall tey ci mbirum nguur gi fële ca biti réew ba ci biir réew mi jamono ji ñëpp li ñuy waxtaane moo di màggalu ngën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam di gàmmu gi waaye nag ñu bëri ci askan wi li ñu xamal sama naataango yi moo di ca seen biir kër la ñuy gàmmoo ndax dëkk bu dëgër acca ñu ci bëri seen kër yi la ñuy gàmmoo ndax réew mu xaw a doy waar waaw am man lu ma neex ci yow réew mi woo ko waaw boo lii dee journal yëpp journaux yëpp ba mu neex la maanaam li ci gën a baax xibaar yi gën a fës foog nga xool daal ci cappaandaw gi ci fin bi loo xam ne nag ñu koy bàyyee ñu yendoo benn fait divers fait divers de li may xaar ñu bind ko ci rek moo di Kader Lo man yow noo xam ne loolu laaj bëgg a wax gis nga Saliou mi yow ndeke bëgg naa la bis buñ ci bindee turu Kader Lo moom voilà boobu da nga may woo rek yow boo yeggee ba ci fin bi ne ma kaay waxal Kader jeex na boobaa réew mi dégg de li ma ko xamal yi xam ban journal moo koy bind waaw waa l'Observateur waroon nañu seen page 11 non L'Obs day xaw a neex xool ci turbine nga koy yóbbu waaw wax nga dëgg te ñoom buggaan ñu bindal ko voilà bu ko foofu léegi nag bu ñu bàyyee ba Pereira ndomba tànk yi ñëw léegi l'Observateur dóor ko à la une bu boobaa ñu dem bureau seeti ji ko waaw mi ngi noonu président def ko à la une président Macky Sall moom bu déggee yi muy wax fii dañ ko woo de 10 ans recevoir ko palais waaw ñu solo ba jekk ñun bàyyi fi 9-11 bi dem bureau 10 ans moom xam naa buñ koy recevoir palais moom ñooy ànd bañ a dem yow tamit ñun foog ñu dar ko délégation la ñuy def bu Saliou yëkkati fii ma yëkkati fee waaw xale yi toog ci kër gi waaw xaar ñu waaw gone yi xaar ñu dem te ñëw 10 ans waaw wala dégg foo duggati woon waaw maa ngi woon ci liggéey maa ngi woon rédaction waaw kon jeex na doon gën a yeewaat parce que yaa ngi ma naan boobu léegi yeewoo ko dëgg la waaw xale bi fi bàyyi woon ne def waaw xam naa nag yaram bee xaw a sonn yooyu xam nga nag booy jëm mag moom yenn saa da ngay xëy rek da ngaa jëm mag yax yi jagadi noonu la gisoo Daouda affaire yax la waaw Daouda léegi bu waree bés bouton danaan Kader ba sax mënatul sax bés bouton jëm na mag dëgg la mag yi gisoon ni xale yi la bàyyi fii ñoom Adja mag yi xam naa ni boo ko ne woon comme kaay cadré sa bopp bi rek lay wane mag yi moom dañ jëm mag baax na mag yi moom wax naa ko maa ngi koy wax boobu ba léegi waaw ba déggul lu mu koy wax nag waaw baax na rek waaw même Seydou sax ñëwatul Daouda lay woo bon ne ko waxal ak booy Pape Cheikh Daouda France làqatu mënoo gis fenn nga bëgg mu signé lay papier doo gis yooyu la ñuy def dañ jëm mag mais boo yàlla baax na Dissa dafa mel ni jotaay bi mat na sëkk de tey waaw jotaay bi mat na ñu jox leen xanaa dig daje suba comme ni ñu ko daan defee tous les jours lu ñu ko fas yéene defee également demain dinañ dellu Tivaouane bu si kanamee sax ci Midi Culture ci yeneen i fànn yu ñu Pape Sarr defal foofu ginnaaw loolu dañuy bàyyi xëy na après lar yi mu wéyal ci King Feeling waaw donc la rek ay feeling am waaw donc àjjuma suba ñu ngi également mu tudd ci Tivaouane samedi également ñu ngi Tivaouane dimanche également ñu ngi Tivaouane Kals ak suñu envoyé spéciaux yi bu soobee yàlla ginnaaw loolu ñu dëgmal également Kaolack foofu tamit fas yéene am fa taxawaay bi ñu amee woon Kaolack ak bi ñu amee woon Tivaouane ak Touba bu soobee yàlla donc dinañu dundandoo ak yéen événement bi te daara du leen ci rëcc ndax ni ñu ko defee woon rek lañ koy jeex na tàgg kon merci beaucoup Dissa di la gërëm bu baax a baax àndoon ak moom depuis 9h naka noonu Serigne Saliou Seck merci beaucoup yow ba midi jot waaw midi incha allah Midi Culture ñu gën a yaatal midi sënkam wala day tegal tuuti non midi sënkam incha allah midi sënkam lay doon kon jeex na jërëjëf Serigne Saliou ñu ngi koy gërëm bu baax moom it mi ngi àndoon ak ñun ci jotaay bi on va se donner rendez-vous incha allah demain ci àjjuma ji ñu yeewoowaat ak yéen nag ci beneen anam boo xam ne dañ leen di gunge ba demain xam naa dinañ xaabaabal nag voilà parce que dina nekk bés boo xam ne dafay spécial
ndax àjjuma la non seulement waaye dafa nag toftalu ci gàmmu gi nga xam ne moom la ñuy waajal ñu nar ci am benn taxawaay bu am solo comme ni ñu leen ko tàmm di defalee di nuyu bu baax également taalibe cheikh yi ñuy déglu sama xel day dem à chaque fois quand je parle de taalibe cheikh sama xel ci ndeysaan Mara Dieng rek la may yóbbu taalibe cheikh bu mag bi naka noonu Maodo ak sama waa ji nga xam ne ma nga marché Alizé taalibe cheikh bégee naa la bu baax a baax ci déglu bi ak bàyyi xel bi naka noonu xanaa jox leen rek ñu bégalaat leen tuuti ci benn titre boo xam ne ba tey ci gàmmu gi ñu doog nag ñëw yëkkati jotaay bi ànd ak yéen ba ci kanam tuuti Lari Samb moo may wuutu léegi dans quelques instants ci li nga xam ne